nekk gi mu nekk chef de l'état taxoon muy ñëw ci moom ci alal mu di ko tasaare ci ñi nga xam ne si ñoo dëkk biir Touba te di ay kilifa te waa Touba nag tàmbalee gis seen bopp bu baax a baax ci yëf yi loolu moo waral bi nga xamee ne si dem nañu booba ba léegi nag Abdoulaye Wade kenn mënu ko faa gañe nag léegi diggante boobu sax am na fi loo xam ne lu am solo la loo xam ne ñu baree bari dañ ci passé à côté moo di que élection locale yi 2009 xam nga foofu benn liste lay doon liste unique mais dañuy teg day am vote blanc maanaam day am bulletin blanc ci 2009 10% de bulletin blanc moo amoon bañ doon wax naan dañ ci wàññi ci nombre de députés yi 2014 ñu bari xamuñu ko mais 46% de bulletin blanc moo am loolu di wane ne que te fekk boobu Benno Bokk Yaakaar moom moo ko nekk 46% de bulletin blanc nga xam ne fi mu ne nii ka fa nekk toog fa nekk fa kii 54% la jàlle de bulletin favorable Benno Bokk Yaakaar loolu nag di wane ne que nit ña gisuñu seen bopp ci ñi nga xam ne fi mu ne nii ñoo ŋànk nguur gi mu am coow lu baree nag loo xam ne am na ci lu yaatu loo xam ne si mën nañ ko cee wax waaye pour conclure damay wax ne que maanaam communauté mouride ab ensemble la boo xam ne si ñetti élément ñoo ci nekk mu di benn élément bi mooy chef religieux yi benn élément bi di taalibe yi nga xam ne si ñoom lañ war a guider beneen élément bi di territoire yi nga xam ne si territoire yu dédié à la communauté la muy fu mel ne Touba ñetti entité yooyu nag yépp territoire bi ci biir Sénégal la ne kon war nañoo def politique ci biir territoire boobu lu normal la chef religieux yi ay citoyens lañu ay sénégalais lañu comme tout le monde am nañu droit def politique taalibe yi que saalika naka noonu ñoom dañoo am sax devoiru obligation wu def politique parce que dañuy am ay yitte ak ay soxla bokk ci biir Sénégal waral di laaj di xëcc njariñ di jiiñ lor loolu nag kon ñetti entité yooyu ku ci ne am na droit waaye chef religieux bi nag man li tax ma defee ne que bu ñu bëggoon yëf yi gën a baax mooy ginnaaw bu ñu xamee ne am nañ droit def ko man damaa jàpp ne que am nañu aussi dooñ woo xam ne si ci côté bi moo ëpp solo loolu fuuf te war na leen a mën a jëlal seen temps bépp muy maanaam guide religieux comme guide nit ñi ci la voie de la religion muy jàngal leen yar leen tarbiya leen liggéeyloo leen loolu noonu doy na sëkk ab liggéey que te fekk participation citoyenne lay doon boo xam ne si politique du ko gën a doon farata ci ñoom kon nag léegi loolu jàpp naa ne que waroon nañoo mën a jàpp ci loolu ba moytu fiir ak galgal yi nga xam ne si ñi nga xam ne si ñoo yëngu ci politique te muy doon ay intérêt yu colossaux danañ ko dugal ci yëf yi ba ñoom buñ ca tàbbee xaj na mën nañoo daanu ci biir fiir yooya mu jur loo xam ne si ci communauté bi yépp la koy jural te fekk intérêt ba nga xam ne si moom lañ ciy dàq du toll ne lor ya nga xam ne si moo ciy juddoo pour gàttal foofu ma yem foofu bu ba intervention ñëw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. ok waaleykum salaam wa rahmatullah waa kay jërëjëf sëñ Abdourahmane ci jàngat yu am solo yooyu muy li ñuy wax un point de vue de l'intérieur ndax defe naa ni ni nga fi waxee ku ko dégg dina xam ne yow moom comme ni ko waxee nitu Tuubaa nga te kon dafa mel ni ñi nga xam ne ñoom ñooy les principaux concernés da ciy baax seen point de vue te leeral nga ci lu yaatu loo xam ne sax xam naa ni waxtu wi xatul woon da nga ci indi waaye comme que incha allah dañ koy àggale ndax li ma gis nii dafa mel ni bu ñu àggee tamit dañuy julli ñëwaat loolu laa gis bu fekkee service ndax mel na ni débat bi day soog a tàmbali te it am na sax tàmbali naa cee gis ay point de convergence ak de xamul wala de friction waaye ay wuute ndax ni sëñ Abdourahmane waxee moom mel na ne xaw naa dëggal ni moom jàpp na ni sëriñ war naa mën a politique te dafa mel ni li sëñ Cheikh Anta Babou wax moom jàpp na ni loolu changement évolution la boo xam ni day mën naa yàq lu bari dafa mel ni loolu donte nag amul sax division frontale waaye xam naa ci débat bi ci kanam bëgg naa ndax bu ñu àggee ci wàllu solution yi ndax sëriñ si dañoo war a maandu ci politique bi wala dañ cee war a
mën nañ cee dugg wala bu ci dugg nu ñu ci war a duggee loolu yaakaar na balaa ñu fay jóge ci solution yi wales na ko cee indi ak it sëñ Abdourahmane wax na ci wàllu territoire Touba ndax moom ni mu waxee dafa mel ni Touba ci Sénégal la bokk dafa war a bokk ci yëf yi waaye li docteur Cheikh Gueye wax xaw a d'accord ne Touba ci la bokk waaye nag spécificité Touba da ci gën a insister ñu mel ni daal da ciy bokk waaye rek am na loo xam ni du ci bokk ci waxin am naa loolu dina jar ñu gën ko clarifier ndax ci solution yi faaw ñu jéem a trancher loolu donte nag ay point de vue yu bëree bëri la kon xam naa damay jox docteur Bakary Samb ndax moom li ko ci boole moom xam naa fekkee moom ñu xaw a boole ni ñu koy waxee ndax jamono yi dafa génn benn rapport institut bi ci defe naa religion et religieux dans les législatives la tudd di jàngat nitu diine yi positionnement yi am ci législative yi ak participation bi nan la demee kon moom dañ koy bàyyi mu joxe ci xalaatam xam naa ci waxtu 10 minutes bu ko defee xam naa liy des ci timis lu bari dinañu fexe ba peut-être relancer waat débat bi ci en termes de perspective bu ko yàlla dogalee ñu julli ñëwaat soo ko nag dugg dëgg-dëgg nag ci perspective yi nag ci nan la ñu war a léegi doxee ci yëf yi kon ñu jox docteur Bakary. auzu billahi min shaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa mawlana Muhammad. Mbokk yi ñu ngi am mbégte lool di participer ci li nga xam ni débat bu am solo la te mu jëm ci wàllu li nga xam ni moo dox ci ay diggante ci entre tarix ak le mouridisme ak politique mu nekk sujet bu yaatu boo xam ni bind yi bari na ci mais li ma ci gën a neex ci waxtaan wi mooy bii dafa bokk ci yoon bu nga xam ni ñun dañ ciy discuter te jëlewuñ ko ci njàngat yi nga xam ni feneen la jóge ñu appliquer à nos sociétés mais dañ ciy discuter par rapport à nos propres paradigmes loolu muy lu am solo léegi nag bu ñu xoolee bu ñu jëkkee teg débat bi ci wàllu citoyen ak homme religieux homme politique ou engagement citoyen engagement politique engagement religieux daf ñuy dugal ci benn xat-xat mooy ci tradition bi ñu am fii ci wàllu politique nga xam dafa tàmm di taxale li nga gëm ak li ngay dund xam nga loolu day indi benn genre schizophrénie boo xam ni xëy na mooy naan le citoyen et le talibé est-ce que citoyen bi du talibé wala talibé bi en même temps du citoyen mu nekk problématique yu xaw a compliqué pour ñun. beneen bi aussi mooy kooku dañ koy gis ci wàllu yi nga xam ni parti yi yëngu ci diine ak ci politique comme les frères musulmans wala yeneen ñoom dañ naan bu fekkee si les musulmans ne s'intéressent pas à la politique ils devraient aussi tôt ou tard faire face à des politiciens qui s'intéressent pas à l'islam. Donc est-ce que kon taxawaay boobu nga xam ni citoyen moom la war a am dañ koy taxale citoyen taxawaay bu mu war a am ci wàllu diine ci bale ci wàllu problématique boobu tamit nga xam ni dafa complexe trop mooy Touba spécificité bi xam nga dañuy diviser yenn saa yi kuréel yi y a des am na ñoo xam dañ naan ñii il compte maanaam et ñii il pèse Touba en même temps compte et pèse Touba compte sur le plan de la population sur le plan de la démographie mais aussi pèse symboliquement très lourd sur le plan religieux dans ce pays-là mu nekk kon yu bëri jaxasoo ci sujet boo xam ni sujet bu naqaree traité lay doon mais rek xanaa ñu njëkk ci benn expérience boo xam ne am na ci cadre boo xam ni tamit cadre diine la woon politique émergé fa mooy li xewoon dans le Fouta Toro te Cheikh Moussa Camara bu Gàngeel jàngat ko ci Aksaru Raghibin ci téereem boobu di ci wax diggante bi doxoon diggante borom xam-xam yi ak wàllu politique mu am seetlu bu am solo bu mu def mu ni fa li kaw ni ahli Fouta Toro yaxtaaruna an yakuna al aalimu imaman lahum yuqaddimuunahu malikan alayhim ishtadda xarsu ahli al ilm minhum an yakunu mulukan dañu taxale woon nga xam ne ñii ñooy borom xam-xam yi mooy ay kër yoo xam ne ñoom xam-xam lañ leen xamee ak diine ñii ñooy nga xam ne ñoo yor wàllu nguur gi ba nga demee ba mu demee ba nga xam nag ñooñu xam-xam ak ñooñu diine dem nañ ba xemmem nguur mu ni fali dalika kasra qatluhum ala talabil mulki nee na loolu moo leen faagaagal ñooñu xam-xam ñooñu diine bañ demee ba xemmem nguur loolu mooy li leen faagaagal mu ni
fala tara aaliman minhum maqtulan illa ida talaba riasata alayhim bil mulki. mais même fii wàllu rey lay wax maanaam moo leen faagagal kooku mën nañ jàppe physiquement mais symboliquement dafa am baat yu fi jiitu woon ci débat politique bi ci at yi ñu génn muy citoyen ordinaire ou pas, citoyen normal ou hors de la normalité. mais sama seetlu rek jàngat bu ñu ko jàngatee ci passé mooy xëy na donte classe politique mu ñoo mën a def sëriñ yi ñuy ay citoyens normaux wala ordinaire, politique xaw na ordinariser kilifa diine wala ñu mbubboo diine yu bëri yu duggoon ci politique. kooku moom première jàngat la. beneen bi mooy suñu taxawee ci principe bi buñ nee la politique c'est profane, la religion c'est sacré, donc toute politisation de la religion en est une profanation. buñ ko waxee ci kàddu arab mooy asiyaasa mudannasa wa diinu muqaddas fa kullu tasyisin li diin tadniisun lahu. maanaam bis boo jëlee diine jaxase ko ak politique wala nga fexe ba yamale ko ak politique kon am na loo wàññi ci weg gi ci amoon ak ni ko nit ñi doon xoole. donc mu delluwaat ci normalisation bi fi may jeexale rek mooy xëy na tamit position bu xaw a difficile la ñi nga xam ne nekkoon na ci ay liste dégg naa ci koo xam ne dañuy bon moom comme xam na Touba fa la dëkk fa la juddoo taxawaay bi mu ciy mën a am xam réalité ya fa am ak défendre ay intérêt xëy na keneen ku bokkul foofu tamit du ko am foofu tamit c'est une position qui se respecte. mais li ci am solo rek mooy bu ñu xoolee enjeu yi mooy fi ñu jamono toll. damay faral di wax toujours xëy na bu ma ko waxee ñu bëri duñ ko comprendre ci suñu wàllu tarixa yi ak ndono li nga xam ni moom la suñu mag ñu baax di bàyyi. mooy tey dañoo nekk ci am ñaari problème yoo xam ni buñ ci taxawul ñi nga xam ni ñoo noonu modèle boobu ba remplacer ko ak beneen wala xeex ko ci yeneen réew yi mën nañu am ndam. benn bi mooy nañ fexe ba ndono loolu ñu bàyyi crédibilité bi mu amoon ñu garder ko ba politique bañ koo yàq. parce que bis bu politique duggee foofu ba dindi crédibilité boobu suñuy ndaw ak ñeneen lañ dem ci beneen modèle boo xam ne bokk na suñu modèle diine. beneen bi mooy tamit sànq sëriñ bi wax na ko sànq li fi suñu maam yu baax yi bàyyi ci liggéey ci traduction ci maanaam mool ay téere édition numérisation defe naa loolu wax dëgg yàlla war naa doy liggéey képp koo xam ne xëy na mission boobu nga perpétuer ko moo nekk li nga xam moo la gën a ñor. fi may jeexale mooy suñu remarque bi ma defoon bi ma yëgee am ñoo xam ni bokk na ci njabootu suñu maam Cheikh Ahmadou Bamba ak ñeneen nga xam ñoo dëkk bu tedd boobu Touba nekk ay candidat ma ni mais ñoom de yaakaar naa ni li ñuy wuti ñoom li ñu doon moo gën li ñuy wuti li ñu doon moo ëpp fuuf valeur li ñuy wuti ñoom. mu fàttali ma benn bayt bu maam Seydi Hadji Malick waxoon te ñu mën koo tekkee léegi ci contexte boobu ci Zajrul Qulub mu ni wa in amalan an kaxta ilman tanasala bi mulkin mudaamin laysa fihi xurub. xam nga ku wut nguur ku nekk am na ñaar yoo ciy wut mooy mu nekk nguur gu sax nguur gu yàgg durable ànd ak jàmm amul conflit. mu ni bu fekkee sëñ Mansour daan ko firi naan bu fekkee da nga jël jàng ko xam-xam mais ko waxambaane wu jëfe mu jural la nguur gu sax gu amul xeex. mu delluwaat rek ci li ma waxoon ni ñoom ñi nga xam ni xëy na poste yi wala yenn intérêt matériel yi pousse na leen ci engagement boobu ba léegi day am présomption aussi d'innocence est-ce que poste est-ce que nguur moo leen ci yemal wala tamit loolu wala aussi bëgg a liggéeyal seen société yaakaar ne mën nañ ko jaar ci politique il faut ñu accorder leen présomption boobu aussi. mais loolu li muy tekki mooy bu fekkee mag ñu baax ni liñ fi bàyyi ci wàllu xam-xam jëfe nañ ko jéem koo liggéeyal ci dëkk bu tedd boobu muy Touba ak ci communauté bi loolu mën leen jural mooy nguur gu sax googu gu amul xeex googu nga xam ne wuute naag nga xuus maanaam tey ci terrain politique bi ak ya cay nekk yépp ci ay nattu ak ñi nga xam ni yañ cay waxante bu fekkee dugg nga ci processus boobu ba ñu normaliser la comme un citoyen normal wala ordinaire loolu tamit mën na la cee fekk te tamit dina àgg bu yemoon ci ñi nga xam ne ñooy engagé wu rek mais day àgg ba xotti war may dëkk ndax université Cheikh Abdou Lahad
ak li mu symbolisé ak yeneen foo xam ne amoon ay bureau de vote yeneen xew fa ak yeneen xew fa kon maanaam kon tey li am ci constat mooy am na ñoo xam ne may nañu brèche maanaam dugguwaay le monde politique ak contradiction yi ci am ak yi nga xam ni moom lay àndal ba ñu dugg ci ay këru diine wala ci contexte diine indi fa loo xam ne bokku ci woon loolu nekk responsabilité boo xam ne il faut l'assumer mais ba léegi rek muy dellu ci li ma waxoon ni wax dëgg yàlla soo xoolee suñu maam Cheikh Ahmadou Bamba ak li ko yàlla may ak li mu liggéeyal bi sallallahu alayhi wasallam ba mu naan nafa ani naafi nafa an jazaba li qalba kulli faizin fan jazaba maanaam jariñ gi ko suñu borom jagleel ak ni mu toll ak ni mu rëyee ak liggéeyal li mu fi bàyyi ndono loolu perpétué ko ak ni mu toll comme mission yaakaar naa ne ku sax ca loolu wax dëgg yàlla mën ko liggéeyal li nga ko bëgg a liggéeyal xëy na nag am na ñu ko gisee ni il faut ñu jaar ci monde politique bi bañ koo bàyyeek ñi nga xam ni parce que tamit ñun ñooy wax naan dañoo soxla ay vertu dañoo soxla ay éthique en même temps ñun ñoo am la contradiction ni ñi nga xam ni nit diine lañu rek waruñoo dugg ci politique donc foofu la contradiction bi toll pour le moment te yaakaar naa ne Touba ak boo xoolee législative ñu ngi traversé période boo xam ni ci transition boobu lañu nekk moo tax xëy na mu bari ay contradictions yoo xam ni sur le plan méthodologique ça va être difficile à régler sur un seul débat yaakaar naa ne bu waxtaan bi gën a xóot dina am yeneen points yu ñu ci mën a indi asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. jërëjëf docteur Bakary Samb ci analyse yooyu nga def yow it te muy sofu rek ci li nga xam ne yeneen gëstukat yi dafi jiitu woon ñoom it jot nañ ko indi te lépp rek di bàyyiloo xel diggante li diine mën a gaañoo ci relation non équilibrée wala relation yoo xam ni tegeelu fu mu war a tege bu yi mu am ak politique xam naa balaa may jox sëñ Abdou Khadre baax mu indi ci participation ñu waajal waxtu wi ndax defe naa daanaka 40 minutes moo ci des waaw des na tuuti waaw xam naa ñu joxe ci tuuti suñu xalaat donte sax docteur Cheikh nee na ku invité di modéré war a joxe xalaat waaye comme que yàlla nattu nañu ñu bind ci te yàlla defit ñu jotoon cee wax lu jiitu yi di am ndax yaakaar naa sax man ak moom ñoo ko téye woon mooy am na waxtaan wu ñu amaloon ci jamono yi laylatul xadar kër Soxna May yoo xam ne thème bi daanaka xawoon naa dugganteeg lii mooy lan la këru diine yi war a seq ak politique yàlla def ñun ñu joxoon suñu xalaat te mu mel ni li ñuy wax une analyse prémonitoire la xaw a doon ndax dafa mel ni ñu ci waxoon yu baree bari ginnaaw bi gis nañ ko muy ñi ci xew muy ay dérives yu baree bari man nag ci tënk rek xam naa du ma ci dellu si ndax léppoon solo ci sama xalaat indi woon naa ko mu ngi ci vidéo yooyu waaye man li ma ci gis rek mooy diine wala yoonu murid war naa seq dara politique man damaa jàpp ni waruñoo tamit jógee ci benn dérive di daal ci beneen dérive ndax loolu risque la fi mu nekk nii am na nu mbiri di jaxasoo da ngay dem ba da nga koy seexlu koo xam ne da ngay bëgg du seqateeg moom dara te am na murid yàgg foofu nag fi mu nekk ndax mbiri dañ leen naqari koo xam ne ñuy gis dañ naan daal waa bu ñu gisatee sax comme politique dem Touba sax dañ naan jaarul damaa jàpp ne yooyu nag ay dérive la wala sax ñu ne état bi sax waratul la def loxoom ci Touba nu murid yi war a gérer seen bopp lépp am na ñuy wax yooyu kon damaa jàpp ni li gën a jafe mooy équilibre mooy bañ a ifraat bañ a tafrit mooy ni dans une dérive conceptuelle ni dans une dérive pratique loolu nag lu jafe la kon damaa jàpp ni communauté bu toll ni yoonu murid en terme de nombre en terme de symbolisme ak de valeur mënta nekk ci réew moo xam ne ni réew mi di doxee ak valeurs yi muy émettre ak réalité yi nga xam ne taalibe yi di ay citoyens en même temps di njaboot gi kilifa yi duñ ci bàyyi xel yaakaar naa ni loolu maanaam am na benn rupture radicale bu ñenn ñi di wax man jàpp naa ni loolu nit ñee ëppalee ñoom ëppal nañ ci loolu kon loolu jàpp naa ni constance bu ñu war a fàttali la ak lu mën di xew léegi li des nag mooy yan façon relation la am ak la war a am loolu dafa naa ni mooy débat yan type de relation ndax relation yi am nii ni muy doxee ak li ñuy gis man bokk naa ci ñi gëm ne lor gi fi mu toll nii lor gi moo ëpp doole njariñ li loolu laa gis ni mu tëddee nii lor gi surtout nag à long terme mooy ëpp doole njariñ li ndax lu toll ni communauté mouride mooy li fi sëriñ bi bàyyi mën naa ko tuddee noonu dafa am yoo xam ne mooy ay piliers yoo xam ni moo ko mayoon doole te piliers yooyu ci la mën a taxawalee lépp lu mu war a taxawal te yooyu ay valeur la loolu ay valeur la valeur yooyu nag dafa ëpp solo
leneen lu ñëw lu mënti doon intérêt matériel ak yu bëree bëri léegi nag bu fekkee ngir fexe ba Touba am intérêt yooyu muy am ay infrastructure ak yu bëri bu demee ba nar a amalgamé valeur yooyu kon loolu day mat a taxaw seet loolu laa jàpp de façon concrète ni yëf yi waroon a doxee ci sama xalaat mooy ndax li professeur Babou wax na ko sànq ak ñu bari man damaa gis ne ay individualité ci leadership mouride bi ñooy déterminé wu di am ay position di am ay engagement politique man damaa jàpp ne li gën a indi jaxasoo bi loolu ci la bokk waaye bu fekkoon projet collectif la doon na wuute mooy masalan yoon wi ñooy daje kilifa yi borom xam-xam yi xalaat ne waaw ñun lan mooy projet de société wu Sëñ Touba en matière éducative ci wàllu jàngale ak yar lan la sëriñ bi bëggoon a amal ci Touba ak ci jullit ñi bu dee ci wàllu économie bu dee ci wàllu bu mënti doon ñu xool lan la sëriñ bi bëggoon ñu xalaat ko te macha allah yàlla may nañu ay xalaatkat yu ko mën ñu dajale loolu tënk ko buñ ko tënkee loolu nag débat la du caagi ne dañuy wut un parti politique wala lenn lu koy loolu débat la c'est ouvert waaye li ma jàpp mooy ko maanaam relation bu muy am ak politique dafa war a tegee sur cette base là nga xam ni lii sëñ Cheikh Fatma doon junj sànq muy exemple boo xam ni bu yomb comprendre la lu tee woon kilifa yu yoon wi bu ñuy jëflanteeg politique bi ñu ne ko kat na bokk ci li nga war a bàyyi xel njàngaleem sëñ Touba mi nañu fexe ba ñu koy jàngale ci école yi ni ñuy war a jàngale Seydi El Hadji Malick ndax benn la war a jàngale Seydi Baye Niass Seydina Ibrahima Niass ak ku mënti doon lépp di l'islam loolu dafa waroon a bokk ci plateforme bi ñu ko mënee tuddee noonu benn exemple bu dee ci wàllu économie sëñ Cheikh joxe na exemple ci wàllu mbay mi ak ci gàttal daal dafa war a relation yi dañ ko war a contrat social boobu ñuy wax moom mooy Cheikh sëñ Cheikh doon wax man it te yàgg naa ko wax damaa jàpp ne dañoo war a renouveler les termes du contrat man damaa jàpp dañu ci war a renouveler les termes du contrat def ci ay nu ñu tuddati defe naa bu ñu changé contrat lu ñu ciy doon ay lan ay avenant waaw war nañ ci ay avenant yoo xam ni bu ñu reprendre contrat bi 100% war nañ ci ay avenant yoo xam ni contrat bi day gën a jariñ diine ji gën a jariñ réew mi ndax it li xew nii li ci gën a dangereux man sama xalaat bu continuer nii mooy Sénégal bokkoon na ci li ko stabiliser ay kilifa yoo xam bu ñu waxee ñu déglu leen am fu ñu leen teg li may wax nag dépassé na sax cadre yoonu mooy crise amee Sénégal lu ko wutaleeg yeneen réew sous région ak kii ginnaaw ndimbalu yàlla loolu bokk na ci bokk du loolu kese na xam na yeneen dynamique yu nekk ci biir ethnique ak yu bare bare léegi bu ñu demee nag ba kilifa yooyu war a wax ñoom du ñu caractère partisan lay am léegi nga xam ni bu ñu waxee du ñu jàppati ni dañuy wax te yàlla rek tax autorité boobu bu dañee ci réew mi man loolu laa ci gën a ragal te nag ni ñu duggee ci politique bi nii foofu lay mujj li ci gën a danger damaa jëlee nag li muy affaiblir yoon wi ndax benn baat beeg yu baree bare ndax yoon wi moom yaa ngi am ay crise ni ko Cheikh waxee ñu ne léeg-léeg li ñu sonal ci analyse yi mooy dañuy idéaliser ba ëpp l'histoire ñun fi ñu ne dañuy murid léeg-léeg bu ñuy wax ci digal dañuy jàpp ni yu baree bare xam naa jataay bi may wu ko waaye li fi xew ci yoon wi bari na jamono yooyu nag Facebook amul woon Seneweb amul woon yu baree bare waaye fii daanaka lu na xew na fi nag ku xam histoire yoon dëgg-dëgg loolu nag jeune murid yu bari xamuñu ko ñoom dañuy jàpp ne rek ah lii de léegi la xew masalan député Mbàkke yàgg na am yu bëree bëri waaye nag forme yi ak type de relation day changé y a beaucoup d'évolution kon waaye ci gàttal du ma guddal jàpp naa ni kon relation yi des ko war a xoolaat xam naa deuxième partie bu ñu ci àggee dinaa indi man li ma jàpp ni de façon concrète ay mesures yoo xam ni war nañ ko jël à tous les niveaux pour que relation yooyu di jariñ plus que muy lor muy lem le contraire loolu nag dafay laal fépp day laal la haute hiérarchie mu ndax jàpp naa ni li ñu xew nii Touba sëñ bi wax ne dañu dépolitiser ci waxin Touba bu ñu fa def yenn yi te du tee yenn yi di xew te loolu répété nañ ko à plusieurs reprises bokk na ci lu tax yooyu di am perception ñu wax ko ñàkk wax perception murid yu bari yu jàpp ne ñi wër sëñ bi ñoom dañoo far sëñ bi moom macha allah ni ko yàlla may waaye jàpp nañ ni bokk na ci am nañ kilifa yoon yoo xam ne far nañ ba noppi te ñu ngi koy fësal kon ñoom it am nañ droit fësal ko kon mbir yi ci kaw la jógee buñ ko analyser de façon approfondie beneen dynamique tam bu ma ta bàyyi xel balaa may jox seen ji ni mooy dafa mel ni yenn kilifa yi bàyyiwuñu xel évolution mentalité yi nga xam ne moo am ci base bi moom laa tuddee
la nouvelle conscience mouride ñu bëri dama ci critiquer mooy léegi dafa am xeetu mouride yoo xam ni ñuy xalaatee ak surtout mondialisation bi niveau d'information bi am léegi ak réseaux sociaux yi yëf yi toll na foo xam ni am na paradigme yu fi nekkoon yoo xam ne boo ko bëggee dundal en tant que tel du dox te nag ni ko nit ñi di manifester léeg-léeg refus boobu maanaam bis ba day joxe ñu gis ko ci urne yi tekkiwul ni nit ñi bëggatuñu kilifteef ni ñu koy waxee déedéet waaye dafa am benn xeetu kilifteef boo xam ne bu ñu ko bëggee doxalee noonu du dox bu xaw a yaatu la xam naa damay bañ a jël temps bi waaye daal ci gàttal li ma bëgg a wax rek mooy man jàpp naa ni il faut un renouvellement des paradigmes mooy tajdid yeesal boobu Sëñ Tuubaa doon wax en matière politique jàpp naa dañ ko war a def waaye ni mbir yi di doxee nii nga xam ni du am visibilité ñi défendre yàlla rek a xam ak yu bëree bëri bu yàggee division lay indi bu yàggee noonoo lay indi bu yàggee affaiblissement lay indi te loolu du yem ci yoon wi waaye day tasaaroo ci réew mi kon loolu danger la kon xam naa ci deuxième partie bi nag ndax waxtaan li njariñam mooy bu ñu indee analyse ba noppi nag ñu proposé dara xam naa ku ci nekk dañ la joxoon 10 minutes nga indi sa xalaat déjà ci ñi fi jot a wax mu am débat ku ci d'accord lu sa morom wax nga wax ko ba pare nag indi ay solutions concrètes kon ma jox sëñ Abdou Khadre sëñ Djily Ba Majalis moom it mu joxe ci xalaatam incha allah bismillah. asalaamaaleykum jërëjëf sëñ Abdou Aziz kon ni nga ko waxee rek man moom daanaka dama doon gën a jàng ci sax ci joxe participation te it kàddu yi ci dégg yi ma fi déggee wax dëgg yàlla jariñu naa ci bu baax di sant yàlla bu baax li ma ci xëy na dangaa jàpp ne sax war naa cee mën a joxe sama xalaat waaye damay jéem rek incha allah li ma ci gën a jàpp nag xëy na ci boo seetloo sujet bi ni nga ko joxee mel na ne législative yi ñu génn ak Touba xëy na beneen tomb bi ci kanam lay doon waaye man dama cee seetlu dafa mel ne buñ nee Touba xëy na day am ñaari mbir mooy dañ koy wax ci lu jëm ci wàllu population maanaam bariwaayu nit ñi nga xam ne danañ fa yaakaar peut-être électorat boo xam ne mën naa permettre ñiy laaj baatu réew mi wala lu mu doon am fa dara. beneen wet gi mooy ñi nga xam ne ay kilifa lañ te nekk fa ba noppi di yënguti ci politique ndax bu fekkente ne bii Touba rek la ñuy wax bari nañu dëkk Touba ñoo xam ne ñi ngi doon yëngu ci politique te jafe-jafe amul te it coow li bariwul sëñ Abdou Sylla mi masalan yàgg na ci politique lool te boo seetloo daanaka mosuñoo dégg bopp coow loo xam ne luy jógee ci moom loolu yu mel noonu kon buñ demee ba mu indi jafe-jafe te mel na ne lu yàgg la xam na ci loo xam ne defe naa juñoo ko mooy xëy na jamono mooy toll foo xam ne rek média bi fi mu toll léegi lu waaye def mu siiw ak it xëy na man mel na ne Touba ci diggante 2000 ak léegi am nañ beneen ubbiku bu gën a yaatu ci wàllu politique waaye li ma gis nag mooy bi ñu amee ubbiku bu yaatu boobu ci politique bi surtout ci régime Abdoulaye Wade mi fi nekkoon ak waa PDS bi ñu yoree nguur gi mel na ne gën nañoo am ay yeneen relation yu gën a yaatu daal diggante Touba ak yoonu murit ndax xëy na yu baree bare am na ko fi junj defe naa Sëñ Cheikh Anta la ni mu doon doxalee ak muritam ak ni mu doon ba noppi murite tamit doon gis seen bopp ci moom xëy na loolu tamit bokk na ci lii waraloon approche wala bokk jegeantoo bi amoon su diggante ak moom waaye li ma ci seetlu mooy xëy na bi nga xamee ne ñëw na ba jege ñu ba nga xam ne mën nañ ne ci ñun la bokk bañ ko ba war koo jariñoo mel na ne dañoo xamutoon tamit nuñ koy jariñoo te lu mel ne li sëñ Cheikh Fatma wax nii ñun ñëpp xam nañ ne Touba d'accord war naa am système éducatif boo xam ne bu dëppoog li sëñ Touba jàngal lay doon ñun ñëpp xam nañ ko te xam nañ ne ngir mu am jafewul pour ñu amee ko ci état bi waaye day mel ne léeg-léeg tamit dañuy am jafe-jafe ci wàllu ay ñi nga xam ne ñoo jël dogal yi masalan xalifaa gi wala xilaafa gi day am ñoo xam ne ñooy yor entourage bi nga xam ne ñoo toujours seen baat xëy na ñoo lay ëpp baat ci réew mi wala boog ci dëkk bi xëy na am sëñ Cheikh Fatma wala sëñ Abdou Aziz mën naa am idéem ak i xalaatam yoo xam ne waaye moom xëy na baatam jotewu fa te ñooñu nga xam ne seen baat joti na ca ñu wax nguur gi def ñooñu tamit xëy na duñ xam dëgg-dëgg lu waa réew lu waa dëkk bi soxla wala boog
importance éducation boobu ñuy wax tamit dëgg-dëgg dañ koy xaw a réer kon mel na ne tamit jëflante gi war nañoo taxawal loo xam ne ci yoonu murid lay doon loo xam ne ñoo xam ne danañ xam li ñu war a xam te danañ mën a jëflanteeg état ba nga xam ne bu état ñëwee dinañu mën a xam ban njariñ la état di jëlee ci ñoom waaye ñoom tamit naka la ñuy jariñoo état ci misaal boo demoon tey ci Amérique gi da ngay ci gis ay mbooloo yoo xam ne ay lobby la ñuy doon yoo xam ne boo doonee candidat bi ñu ñëw wax ak yow ne la mën nañ la jàppale boo faloo waaye boo faloo nag nangam ak nangam ak nangam ngay ñuy defal nga waxtaan ak ñoom ba juboo ngeen signé jàpp naa ne majlis lu mel noonu tamit waroon naa mën a am ci yoon wi parce que dafa mel ne ñun dañoo jekk rek politique daal di def benn mën nañ ne cascade wala def benn yëf yu yaatu yoo xam ne daal dafa ñëw rek ne egsi ci suñ kaw te kiiwuñ ko te waajaluñ ko ci yu bëree bëri donc ci daar bi jàpp naa ne ak lii ñu weesu nii war nañ cee bàyyi xel bu beneen yoonee bu état day ñëw wala kum ci mën ne doon ci ñooñu rek ñu seet ñoo xam ne danañ mën a jëflante ak ñoom moo xam mouvement lay doon moo xam wala boog sax du ma wax mouvement waaye mbooloo daal moo xam ne danañ mën am capacité boobu mën a def ak ñoom beneen ba ci toppit mooy ci élection yi législative yi weesu am na ci lu sëñ Cheikh Fatma wax lu am solo mooy ni murid yi maanaam xamaatee nañ ci ak kilifteef ci wàllu ndigal loolu nga xam ne lu ñëpp gis la te bi ko sëñ bi defeet mel na ne mi ngi woon ci jamonoom waaye am ndigal la jiitu woon loolu mooy sëñ bi mel na ne te lu yàggoon la doon nañ tere activité politique yi ci biir Touba waaye loolu day mel ne toujours dafay am jafe-jafe te man li ma jàpp ne xëy na bokk na ci jafe-jafe bi mooy maanaam ñi ma doon tudd léegi ñi nga xam ne toujours ñooy jege kilifa gu mag gi ñooñu kenn ku ci nekk da ngay am fooy far te en général ñu ci ëpp dañuy far ak ñi nga xam ne ñooy nekk parti au pouvoir su ko defee ñooñu tamit am na ci loo xam ne dinañ ko toléreel ñi fiy ñëw su ko defee loolu tamit dana sabab ñeneen ñi nga xam ne dañoo nekk opposant ci nekk ci biir dëkk ba tamit ñoom tamit gis seen bopp ne comme ñii war nañoo mën a def lii ñun tamit mën nañoo def lii daanaka boo seetloo élection yi passé yu ci baree bari am nañ ci jafe-jafe yu mel noonu ci loo xam ne dañuy gis loo xam ne dañ koy may parti au pouvoir su ko defee ñu nekk PDS ak yeneen parti ñoom tamit gis ne ñii gënuñ leen a yey ci dëkk bi te def nañ lii ñun tamit dañ koy def kon mel na ne tere googu te loolu baaxut fi mu ñu mën a yóbbee ndax loolu mën nañu yóbbee affaiblir maanaam benn kàddu gi nga xam ne moom lañ am mën nañu ko yóbbee te foofu lay jógee donc loolu tamit jàpp naa ne lu ma seetlu la ci élection yi passé te lu ñu war a bàyyi xel la beneen ba ci toppit mooy xëy na boo seetloo loolu tamit bokk na ci lim ñu jural maanaam ci yi passé xeetu manipulation wala boog seet nu ñu kiyee xeli murid yi daal ci xeetu ndigal déguisé wala boog ndigal voilé boo xam ne dafa mel ne dafa doon daw ci suñ biir ba nga xam ne murid yi xamatuñ woon fu ñuy féete bu dul woon ak déclaration bi amoon dimanche daanaka yu baree bari léeg-léeg da ngay dégg ñu ne la sëñ bi nee na kii la àndal am ko jógee fee ne sëñ bi waxul lii ki te ñooñu koy wax ñëpp it kenn ku ci nekk am nga sañ-sañu jottali kàddu ak sëñ bi te doo xam kan la te finalement doo xam fan ngay féete bu dul woon ak déclaration boobu dina am ay jafe-jafe yoo xam ne dinañ ko indil te loolu tamit am na lu mu yóbbee murid yi mooy ñu ci bari dem nañ ba xeetu ñeen ñi daal maanaam ngir wane ne comme sëñ bi yoonam nekkul ci politique ñi ngi jàppale diw sàngam moom nañ ko xeex ci misaal boo seetloo ñun ñëpp xam nañu élection yi xëy na jàpp nañ ne ñi ko doon xëccoo ñi nekk parti au pouvoir jàpp nañ ne gañewuñ fa donc te loolu bokk na ci li ko waral bokk yooyu ma doon wax maanaam lu mel ne Ablaye Wade ñëw gi mu ñëwaat Touba nga xam ne dañoo gis ne kat ñu murid yi Wade mii kat li ma doon wax léegi ci ñun la bokk te ab murid la xam nga am na ko wax léegi sëñ Cheikh Gueye am na ci ñoo xam ne dëgg la mën naa am nangam jum leen joxoon a tax xëy na ñu jàpp waaye am na ci ñoo xam ne kóllëre mooy tax ñu jàpp masalan kii kat moo woy juram wala maamam nangam yu mel noonu am ci ñoo xam ne tamit maanaam nekkuñ ne moom lañ bëgg sax waaye dañoo contre ñi fi nekk léegi nag nit boo ko contré da nga koy xeexee maanaam wujjëm rek xeet yu mel noonu tamit daf cee amoon boo seetloo daanaka lu ci baree bari lu tax te boo seetloo régime bi fi nekk bokk na ci li waral digganteem ak xëy na ñuy am ay jafe-jafe foofu bokk na ci maanaam waa Touba xëy na dañuy mën a dañuy jàpp maanaam duñ fàtte diw mii kat moo waxoon nangam ak nangam kon nii la ñuy jëflante ak moom nii la ñuy def ak moom xam naa li ma dese bariwut benn bi may mujjee rek mooy ci li ma doon wax ci buñ nekku dëkk Touba wala ab sëriñ buy politique tamit mel na ni leeralagul parce que man damaa seetlu ci élection yi masalan am na ci kilifay diine ñu bokk ci sëñ bi ñu duggoon ci politique bi da ngay seetlu buñ demee ci dëkk sàngam boo xam ne seen maama ko moom ña fa nekk doo xam militant lañ doo xam taalibe lañ ndax dangay gis kuy ñëw di campagne ñu yëkkati butéel jox la pour nga ñaanal leen donc faw tamit ñu discerner seet ba xam ndax am nañ légitimité wu def ko wala boog buñ koy defee ci yenn condition lañ ko def wala boog waruñ koo def wala daa am nañ ko nu ñu war a politique xam naa buñ ñëwaatee dinaa gën a yaatal maa ngi jéggal bu baax
waa kay jërëjëf sëñ Abdou Khadre ci yaatal yu am solo yooyu xam naa ñu jox sëñ Cheikh Fatma xam naa ñu tàmbali deuxième partie bi doonte xam naa bu ñu julee ni ma ko waxee sànq lañ koy gën a àggale kon deuxième partie bi dañuy jëm ci wàllu solution yi kon ndax analyse yi macha allah yaatu na am na tomb yu bare yoo xam ne tudd nañ ko fi ndax sëriñ si dañoo war a génn ci langue gi ndax Touba dañ ko war a génn ak yu bare am na ci ay gisin kon ci biir solution yi nag ku ci amit ci lu sa morom wax loo xam ne bëgg nga cee àddu pour gën a approfondir débat yi nga def ko waaye daal li ci ëpp solo daal mooy bu ñu fiy génnee ndax yéene yi ñu am ci ndaje yu mel nii xam naa ne sax benn la rek waaye mënees na koo gën a yaatal mooy ñu def benn xeetu manifeste boo xam ne dañ ciy tënk les grands axes yi ñu gis ni kat waras na cee gën a am ay taxawaay ci yoon wi bu jaree ñu def ko ab xaatim ak lu mu mënti doon jébbal ko kilifa yi wala sax am na sax xalaat boo xam ci kuréel bu fi war a juddoo boo xam ni xeetu observatoire la boo xam day jëm ci yooyu ay boromi xam-xam di bàyyi xel yu mel nii incha allah waaye nañ bàyyi xam naa seen Cheikh Fatma mu dugal mu tàmbali deuxième partie boobu incha allah. waaw kay jërëjëf Serigne Abdou Aziz man damay tàmbale ci rafetlu bu baax kàddu yi fi jib muy analyse yu pertinente yu am solo yoo xam ne ni ko sëñ Jéeli ba waxee yaakaar naa ñun ñëpp jànge nañ ci kenn ku ne jànge nga ci sa morom loolu di lu am solo su comme résultat ñetti poñ lay dikkaate ci wàllu lu jëm ci orienté bu solution yi bi ci jiitu damay dellusiwaat ci li ma doon wax ci sama àddu bu njëkk mooy war nañoo fexe ba daal suñ pas-pas ak suñ pasteef suñ passion ci politique bañ koo néewal doole ndax amuñ lu ëpp solo ndono li ñu sëriñ bi bàyyeel amuñ lu ëpp solo te ndono loolu bokk na ci kilifa yoon wi ñu déggal ko dégg ndigalam malgré ñi annoncé ne ndigal jeex na wala ndigal dee na bokk na ci man li ma jàngate ci intervention sëñ Bassirou Abdou Khadre ci veillu élection yi moo di ne war nañoo bàyyi xel ci ne ku am kilifa gu mat kilifa ni ki fi nekkal Serigne Touba war nañ bàyyi xel ci ne su joxewut ndigal danañ am sañ-sañu def nuñ ko xalaatee ci anamu politique waaye bis bu jógoon tayit ne nañ woteel diw ndigal loolu mën nañoo bàyyi xel ci ne taalibe yi war nañoo sàmmonteeg ndigal loolu jàpp naa ne xëy na ci histoire bari na ndigal yu fi daan jib ci jamono Serigne Fallou jamono Serigne Abdou Lahad waaye mën nañoo wax ne saa yu ndigal masa jóg en tout cas ci li histoire wane même su dee am na benn murit yu ko topputit teewut moom résultat bi dana leer ndax su dee jamono Serigne Fallou lim daan waxal Senghor toog na fi ba jóge fi ci coobareem Abdou Diouf it te loolu lu paradoxal d'ailleurs am na professeur pour ne pas le nommer professeur Penda Mbow mas na fi wax ne ndigal kenn toppatu ko te exemple bi ma ci joxe mooy 88 bi fi ndigal jógee kenn respecté wu koon te loolu du exemple bu pertinent ci jamono jooju ndax ku ne xam na ni bi Sëñ Blaat waxee ne nañ woteel Abdou Diouf gañe woon na toogaat na fi 12 ans d'ailleurs kon ñun taalibe yi daal war nañoo bàyyi xel ci ne amuñ lu ëpp doole lu ëpp solo kilifteef rawatee nag muy kilifa gu mat kilifa fii teewgal Cheikhul Khadim kon loolu war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ndax ñu bari ñoo xam ne système bi ñuy dund ñoom moom la ñuy xeex seen objectif mooy affaiblir loolu ndigal loolu nga xam ne moo nekk ci suñu kilifa yi kon nañ ci bàyyi xel bu baax xam ne politique wërta jar ñu néewal doole car bi nga xam ne ci lañ toog leneen li ma ci tegit moo di ne jàpp naa ne yoonu murit war nañoo am gis-gis bu sori ci ban type de citoyen lañ war a formaté te méngale ko ak njàngaleem Serigne Touba loolu am na liggéey bu rëy buñ ci war a def te loolu yaakaar naa bokk na ci solution yi muy war nañoo fexe ba formaté
taxawal benn système éducatif bu performant boo xam ne ndaw ñi danañ ci jànge alxuraan jàng ci seen diine jàng ci njàngalem Serigne Touba waaye jàng ci xam-xami àdduna yi ba géeju ci te ndaw ñooñu ñu dooleel leen jàppale leen ba fu ñu mën a nekk ci réew mi ñu dooleel leen jàppale leen bañ am ci ay position yoo xam ne dana tax ëllëg ak si biir suñu amee kàddu ci réew mi mën a orienté fii réew mi jëm ñu orienté ko ci mu méngóog sunu diine méngóog njàngaleem Cheikhul Khadim ndax xam nañ ne loolu mooy njariñul réew mi itam du doon njariñul murid yi kese waaye mooy doon njariñul réew mi ndax bis bu ñu demoon ba ñi ngànk réew mi di ko gouverner nekk ay député ñooñu ñëpp am conscience boo xam ne duñ sànk réew mi duñ sànk seen diine duñ sànk yoon wi loolu mooy intérêt Sénégal yëpp te loolu nag jàpp naa ne tëggaguñ système éducatif bu ko mën a taxawee kon nag jàpp naa ne fii ñu toll nii mën naa am sax du ñu fekk ñun waaye war nañoo tàmbali jëmbat loo xam ne ëllëg gi si biir danañ def ci ndawi taalibe yi ndawi Sénégal yi benn système boo xam ne bañ a sukkandiku rek léegi ci njàngaleem système boo xam ne dañ koo doon ci français yi bañ a sukkandiku ci njàngaleem moo xam ne day sukkandiku ci mondialisation ak i valeur am waaye ñu sukkandiku ci njàngaleem Cheikhul Khadim adapté ko ci jamono ji ñuy dund ba nga xam ne ëllëg gi si biir ku am kàddu ci réew mi da nga mën a taxawee lu avancé njàngaleem Serigne Touba ba Sénégal ci boppam dem ba mën a sukkandiku ci njàngaleem Cheikhul Khadim mën a sukkandiku njàngale borom xam-xami réew mi nga xam ne vraiment ay solution endogène la ñuy jëlee ci loolu nag war nañ koo tëgg fii ñu tàmbalee ko tëgg fii ñu nekk nii te bokk na ci li ñu koy defee itam moo di fexe ba tëral ay kuréel ak ay fonds ak loo xam ne de manière positive danañ def lobbying positif boo xam ne ndaw ñi nga xam ne am nañ potentiel lu sori ci wàllum njàng sori ci wàllu administration sori ci wàllu politique ndaw ñooñu ñu mën leen di identifier saa su nekk di leen dooleel di leen financer seenum njàng yoon wi am na moyen wu mën a dugal loxoom ci loolu te bis bu ñu ko defee ndaw ñooñu bis bu ñu demee ba am ay responsabilité ci réew mi lu bari lu ñu naqari ci réew mi ñoo danañ ko mën a dindi yaakaar naa fii ñu toll nii lañ ko war a tàmbalee jëmbat. leneen li ma ciy tegit moo di lu jëm ci wàllu élection yi ci biir Touba électorat wu Touba ndax ñëpp ñi ngi naan Touba day peser lourd ci waa élection yi ndax mbooloo ma fa dëkk waaye nag ci côté boobu it am na problème ndax élection yu ñëw da nga gis ne Touba potentiel électoral ba fa nekk non seulement ñi war a bindu ñi war a bindu ñëpp duñ bindu ñi war a retirer seen carte ñëpp duñ ko retirer te ñi war a vote yi ñëpp it ñu néeway vote su ko defee loolu bien que population bi bari na lool poids électoral ba ni mu war a peser dëgg ci ëllëgu réew mi sur le plan politique peser bu ko noonu loolu yaakaar na am na liggéey bu am solo buñ ci war a def taxawal lu mel ne ay plateforme citoyen civil et citoyen yoo xam ne danañ gën a mën a dimbale population yi ci gën leen a conscientiser ba nga xam ne te plateforme lay doon yoo xam ne yu neutre lay doon par rapport ak parti politique yi ndax war nañu mën a taxawal ay plateforme ni ko sëñ Abdou Aziz doon junjee léegi ñoo xam ne intérêt Touba rek ak yoon wi réew mi moo leen di ñor duñ bootu ci benn parti duñ am benn agenda ci li ñuy liggéey ñu yàkkal ko benn parti wala benn homme politique waaye seen yitte rek mooy taxawal ci Touba loo xam ne njariñul Touba rek lay doon mu méngoog njàngaleem sëriñ bi méngoog ndigalul sëriñ bi te mu nekk plateforme citoyen civil boo xam ne danañ mën a jàppale population yi ci conscientiser leen ñuy bindu conscientiser leen ci liggéey ci di leen conscientiser ñuy retirer seen i carte di leen conscientiser ci ñuy voter te di ko defee ci jàmm ni ko sëriñ bi bëggee loolu suñ ko defee dana yokk poids électoral lu Touba boobu ci noo xam ne dana tax ñu gën a bàyyi xel bien que bàyyi nañ ko xel sax waaye ñu gën koo bàyyi xel beneen bi ci desit mooy ñu peser ci programme yi homme politique yëpp war nañu am plateforme yoo xam ne itam danañ xam ñun lan moo ñu yitteel nan lañ bëgg réew mi doxe ni fan lañ bëgg réew mi jëm ci wàllu diine ci wàllu mbay ci wàllu liggéey ci wàllu transparence ak bonne gouvernance loolu war nañ ci am ay exigences yoo xam ne
di ko fësal di ko leeral ba homme politique buy wut réew mi danañ la ñaax ci nga gën a méngóog loolu pour que ñu mën laa jàppale nga xam ne soit ngay murit nga dul murit li am solo rek mooy ñu am ay exigence daal yoo xam ne moom ci wàllu diine ji ci wàllu sàmm diine ji ci wàllu bañ a voté benn loi boo xam ne juunoo na ak suñu diine ci bañ a voté benn loi boo xam ne du intérêt général réew mi loolu lépp ñu am ci ay exigences yoo xam ne dana tax homme politique yi di orienter seeni programme jëmee ko ci méngóog loolu su dul loolu rek kenn ku ne da nga am sa programme boo bokk def ci loo xam ne léeg-léeg sax duñ ko